ko togguloo ko ay affaire de accusation de viol bii ñooñu tey rëcc nañ ko avec la sortie là bi Adji Sarr def barki dem rëcc nañ lan moo tax ñi bàyyi Adji Sarr ci loxo maître El Hadj Diouf gisuma leen de fekkeewu ma leen de mais xam naa ne rëcc nañ lan moo tax ñu jëbbal Adji Sarr loxo maître El Hadj Diouf ñoom bi ñu jëlee Adji Sarr rek dënk ko maître El Hadj Diouf la seen lépp yàqu maître El Hadj Diouf daa ñëw rek mu këpp ndab li parce que teyut daa parax li nit ñi doon laama-laamee depuis ci début bi ay complot ay fen la ay njuuñ njaaj maître El Hadj Diouf daa génnee bu mu génnee kii Adji Sarr ba barkaat dem ba fii tegal ñu ko ci kanam caméra yi daa ñëw mu leeral loolu yépp ba mu leer nañ léegi avocat Ousmane Sonko yi ñoo war a dugg en jeu ñi dem gis juge d'instruction laaj ko le pourquoi cette sortie là dem gis différentes corps justice yi laaj leen pourquoi la sortie de Adji Sarr lan moo tax maître El Hadj Diouf jël Adji Sarr teg ko ci kanam caméra lan moo tax lii te xam naa ne les avocats tamit les avocats de maître de Ousmane Sonko ils ont pris note téléchargé nañ lépp téye nañ ko les différentes contradictions ci déclaration Adji Sarr yi ont été marquées les dates ne concordent pas les années ça suit pas les jours c'est pas pareil ay viol déedéet ay ngoro lay wax ay yëre yi xonko am nay bëri détails yi bëri yoo xamante ni Adji Sarr Ousmane Sonko devant la justice man à la place de Adji Sarr damay renoncer ñu ànd ak Adji Sarr yi devait renoncer pour vous dire vrai ñu renoncer ñu jël Adji Sarr delloo ko mbokkam yi bu ñu demee ba mbokk Adji Sarr yi bëgg a dem porter plainte contre ces gens là ñi kidnappé seen doom pour kidnapping l'affaire est trop grave affaire bi am na fu mu egg moo tax ma ne Sonko na baal Adji Sarr ñi deele baal leen doomi jàmbur bii ngeen jël lépp teg ko ci loxo yàlla ngeen bàyyi yàlla attee xale bii di Adji Sarr commencé ko président Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye borom salon de coiffure salon de massage bi Adji Sarr ay victimes lañu ñetti victimes yi lañu ils sont victimes de ce gouvernement là de Benno Bokk Yaakaar ñett ñii ñëpp ay victimes lañu président Ousmane Sonko Ndeye Khady Adji Sarr ñëpp ay victimes lañu ay victimes lañu ay nit yi amul xol yërmande amuñu benn respect ci doomi aadama amuñu benn éthique morale amuñu benn morale amuñu benn respect ci doomi aadama ñoo nekk di def ñoo nekk di liggéey li ñuy liggéey nii femme bi am na ko te yoo xamante ni sa tontu ci parce que xam na ni xam nga am na yenn wax yi moom bu la ko nit di la ko wax te mu leer la que ne du sa jëf doo ci tontu Adji Sarr comme bi mu doon wax ni que ni femme bi c'est comme si c'est une proxénète li këram bi c'est un bordel c'est pas un truc clean naka nga lu muy woote noonu dem na Makka ñëw na jëkkëram ibaadu la dugg na fii daa julli te daa lii këram bi bordel la ñu fa nekk di liggéey de te moom Adji Sarr mais président Ousmane Sonko ngi dem foofu di maasawu depuis 2019 quel jour quelle date exactement xaw ma ban mois exactement xaw ma ba 2021 moom Adji Sarr ba janvier bii 2021 bii moom si lay soog a gis Ousmane Sonko mu maase ko benn yoon mu génn problème bi am yépp donc c'est pas l'endroit c'est pas la propriétaire yéen a ngi dëgg c'est la personne employée bi ñu fa jël kookoy problème bi c'est Adji Sarr le problème te Adji Sarr aussi bu dem ba doonoon tey defe naa ne que ni di ci doon dugg bu xamoon ni que ni affaire bi ampleur bi lay ñëw indi di ci doon dugg man au début j'ai été avec l'émotion ma jëlee ko affaire bi parce que lan la damaa deele damaa am ñi gaañu damaa am ñi yàqule seen bagage ma am ñoo xamante ne ñu ngi ci prison yi ma meroon lool ci xale bi mais ma dem ba ci biir ma xalaat que ni est-ce que si c'était moi à la place de Adji dinaa nangu keneen comporté wu nii est-ce que moom dina doon comporté wu noonu à ma place cela n'est que ni c'est bien que je mets un peu de l'eau dans mon vin ma comprendre que ni l'enfant là bien vrai que du xale boo xamante ni xale bu baax la
parce que xale bu baax da ngay nangoo am kilifa xale bu baax da ngay nangoo ay nit ay mag ne tegte la nga toog sa wetu waajur yi ba keroog bi la yàlla di la indil alxayri nga ñi kii la maye la nga dem sëyi xale buy taxawaalu du xale bu baax xale buy bañ a am kilifa du xale bu baax mais beneen côté bi tamit ma jël responsabilité bi dama ko xaar ñaar ma jox aji bosom ma jël beneen côté bi jox ko mbokkam mi commencé ko papam ak mbokk yaayam ak mbokk papam yi aji am na erreur mais ñoom tamit am nañ erreur parce que ils ont démissionné tôt ci xale bi ñu bàyyil ko bopp ñu bàyyil ko ci bopp ñu bàyyil ko mu nekk ci sagoom moo indi lii yépp mu métti lool nag ay nit dee ay nit jël ci ay gaañu métti ñiy yàqule seen bagage yi seen entreprise ñaa ngi ne la prison ñiy deele suul seen doom dafa métti mais de l'autre côté aussi Adji a besoin d'être sauvé te bu ñu ko sauvé fu mu nekk nii ba mbokkam yi jël récupéré ko moom mooy ñoo génnaat encore bu toogee dina ressaisiru di ñàkk kenn ci mbokkam koo xamante ne il va le ramener à la raison teg ko ci kanam sénégalais ñi génn ñi baalu ñëpp ak ñu ko jàppale woon sa dara sa dina mujjee wàcc parce que Sénégal tamit lu ñuy dëgër xol ay jullit lañ amu ci kenn koo xamante ne dëgër na xol yenn dëgër xol yi lu waaye jàpp xale bu ndaw bu am sa 2 ans mun na la bàyyiloo wala ko am 5 ans waatuma la mag moo tax mbokk yi ba léegi nañu insister ñi delloo leen seen doom te ci loxo ki mu nekk nii actuellement di maître El Hadj Diouf di yéeféer boobu di ivrogne boobu di xaamaan boobu di iblis boobu di firawna boobu kooku dañ ko war a dem récupérer te may woo Macky Sall ak gouvernement am ñu moytu maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf nañ ko freiné depuis léegi may lancé tamit beneen appel bi différentes propriétaires de ces télé là ñi convoqué maître El Hadj Diouf dans les différents plateaux de télé là maître El Hadj Diouf bàyyi leen di ko invité sur les plateaux de télé muy saaga nii ñi ndey bàyyi leen loolu bàyyi leen maître El Hadj Diouf ngeen koy jox micro ngeen ko tàllal micro maître El Hadj Diouf di taal dëkk bi boo leen bàyyi leen di invité maître El Hadj Diouf sur les différents plateaux de télé luy ñëw déclenché guerre 3e guerre mondiale Sénégal lay jógee te maître El Hadj Diouf moo koy déclenché te seen différents plateaux de télé yooyu ngeen koy invité si la koy ñëw defee si la koy ñëw déclenché maître El Hadj Diouf boo leen ko moytulee dina taalaat dëkk bi almet bi nga xamante ne moo war a ñëw moom la ñëw nar a ñëw xosi teg ko ci kaw matti bi war a ñëw taal maître El Hadj Diouf mi ngi mel ni mbana bu ñu xam ba mi ngi mbaba comme cin mbana bi ñuy xam ba lan la maître El Hadj Diouf boo waxee ba sa jëmeñ bi di wax sa kanam bi di wax sa yaram bi di wax sa taat bi di wax sa dënn bi di wax sa biir bi di wax bu maître El Hadj Diouf lépp ay yëngatu ci moom biir bi day fecc dënn bi di fecc weenam yi sax dañuy tëbantu bu maître El Hadj Diouf di wax mi ngi mel ni jeeg buy wax kanam yi di wax mi ngi ñàkk lèvre yaa ngi wax noppam yaa ngi ubbeeku di tëju maître El Hadj Diouf mi ngi mel ni éléphant bu nekk ci benn boutique porcelaine bu dugg ci benn boutique porcelaine muy rajaxe di dem ngeen koy seetaan muy toog di occuper plateau de télé yi muy bàyyeeku di wax loo xamante ni ñaar nit ñetti nit bu ñu ko dëggee taal dëkk bi ba léegi nit ñaa ngi toog may cër kilifa diine yi ñaan kilifa aada yi ñaan nit ñi baax yi ñaan ñëpp toog mais maître El Hadj Diouf nee na bu kenn dëgg kilifa diine du dañ ngeen ko ci plateau de télé bi keroog nee na affaire bi fu mu toll nii kilifa diine yi yooyu di doon ñaan noonu seen baata amu ci place du dañ ngeen ko du man maa ko wax de maître El Hadj Diouf moo toog ci seen télé di ñàkkal fayda ñaan bi nga xamante ne moom la kilifa diine yi woote ñaan ko population yi ñaan ko nguur yi ñi nekk ci nguur bi pour ñu bàyyi maître El Hadj Diouf toog ci plateau de télé vidéo yaa ngi fi nee na kilifa diine yooyu ñuy wax noonu ñooñu seen yoon nekkul ci lii xew nii waruñoo dugg ci lii xew nii seen yoon nekku ci waruñu leen considérer ci lii xew nii seen ñaan yooyu ñuy ñaan noonu waruñu koo jël en considération ci lii xew nii du man maa ko wax de moom moo ko wax vidéo yaa ngi fi xam nga ne ku mel ni kooku jox ko micro tàllal ko micro sax problème la kooku dañ ngeen ko war a boycotté
da ngeen ko war a boycotté bu dee jàmm moo leen tax a jóg yenn différentes médias yooyu plateau de télé yooyu di ko invité bu dee da ngeen bëgg a jàmm ci dëkk bi parce que da ngeen di woote jàmm de l'autre côté ak yeneen invité boo leen toogee boo leen paree ngeen woote waat keneen ngeen invité waat keneen koo xamante ne que ne kooku waxu safaan rek lay génne luy taal dëkk rek lay wax ku mel ni maître El Hadj Diouf kenn ci ñooñu ku mel ni yaa xam kii mbaw kii yaa xam naka la tudd yaa xam mbay la xaw ma nan la tudd ok donc ngeen xoolaat bu baax li ngeen di def c'est très important beneen bi fi ma ko bëgg a tëjee fi ma bëgg a wax encore capitaine Guèye ak Maïmouna Ndour Faye capitaine Guèye ak Maïmouna Ndour Faye Kaaw Macky sénégalais yéen lay waxal xaw ma da dëgg ngeen interview capitaine Guèye ak Maïmouna Ndour Faye boo leen inquiété wul man am naa torop lu ma teree nelaw taay man interview waa jooju mu wax mu toog ci plateau de télé wax fa ba ñu génnee seen rongo ñu seytaane moom ak Maïmouna Ndour yow Maïmouna Ndour yow lu toll ci fukki bakkan ak ñeent rot ci ay doomi sénégalais ay xale ndaw ay moins de 30 ans tuuroo rongoñ ay xale ñu mitile leen tuuroo rongoñ xale yi jël ay gaañu métti tuuroo rongoñ ñu téye ay doomi sénégalais plus de 500 et quelques bopp yi nekk dans les différentes prisons taaloo connexion nga toog sa plateau ngay tuur rongoñ Maïmouna Ndour non j'ai pas fini il me reste encore 30 minutes. Je fais à mon compte. Tu peux commencer c'est pas grave. Maïmouna Ndour Faye yow nga génn invité capitaine Kébé mu ñëw toog ci sa plateau ngeen di wax muy dugg di wax ci ay affaire de armée li mu ci dundu li mu ci dundut li muy dund noonu balaa muy dugg armée bu comme nee na moom papam chef de solon na tëni bu laajoon papam dina ko doon mettre au courant dina ko doon wan li mu fa dund bu boobaa moom dina doon xam di ko doon xaar comme doom homme de tenue la waroon na xam lan moo ko doon xaar ci métier bi xanaa moom papam taaju ko fenn mu wax ko secret métier bi li nekkoon ci métier bi ngay doomi homme de tenue bu doon dem sur le terrain yooyu il fallait que yow tu descends sur le terrain pour savoir la réalité du terrain te nga am bàyyi bu sol tenue déjà benn kii boo xamante ne que ne bokkut beneen bi mi ngi génnee ay secret bi mu demee côté Casamance jël na excuse bi teg ko côté Casamance ndeysaan Casamance li ñu dund Casamance ku bëgg a démissionner armée moom ñi mu xam yëpp ñu démissionner armée dañ leen affecté côté Casamance bu ñu fa jógee la ñu ñëw si la ñu génn Casamance ku bëgg a am dara nga bëgg a kii Casamance ñun soxloo ñu leen ñun kuy taal réew bëgguñu ko Casamance ñun bëgguñu kuy taal réew ñun jàmm lañu bëgguñu naafeq bëgguñu seytaane bëgguñu rambaaj capitaine Kébé yow bu Sénégal bu ñu demee ba amatuñu sax kuy ñëw déposer candidature am pour doon président ci Sénégal ba mu des yow ñëpp la ñuy votel Sénégal ba mu des yow waa Casamance dinañ votel ñëpp ba mu des yow kenn du la votel parce que yow naafeq nga rambaaj nga seytaane nga yow baaxoo ci kër baaxoo ci àll baaxoo fenn armée boobu yàlla sa moo ñu sàng sutura bi nga démissionné ñàkk bañ a téye sa jëmeñ moo tax ngay démissionné yow du question yow doo góor boo xamante ne que day dem mu métti mu démissionné kooku du góor te sa baay muñ loolu ba mu retraité jur la ci loolu mu doon dem muy métti mu toog ba mu jur la ci di la ci doon dundal fayal la sa école ba nga toll ni nga toll ba yow nga ñee ko ci loolu métier bi nga jël ci gis sa bopp nga dem nga dugg jàng am dem dugg ci armée bi commencé liggéey def ci je ne sais pas combien d'années nga soog a mën a génn nga ne yow dangaa toog ba mu neex la nga génne non tu voulais prendre la raccourci bi nga soxla woon raccourci bi nga bëggoon facilité bi parce que tu t'es dit que je vais me lancer t'as froid t'as mis des chaussettes dëgg la ma sama jëkkër nee na daa sedd mais la so mais quelque chose hein oui
Ah oui, hein. T'es parti avec le chien, avec le petit gilet là. C'est pas lourd ça, hein. Avec le froid. Et maintenant tu rentres, tu me dis que j'ai froid. Je suis pas ta mère, moi. Hein. Je dois passer toute ma vie à te disant que fais ça, fais ça, fais. Pardon? Attends que je prends. Tu veux que je... Qui m'a le maman d'or, quoi, vous dites? Hein? Hein? Capitaine Kébé boobu Sénégal Macky Sall ak son ministre de l'intérieur et ministre des forces armées ministre de la justice procureur dañ ko war a dem jëli ci waa jooju toog na ci plateau de télé boobu dafa wax ba mu ëpp de waa ji nee na moom xam na lu bëri de waa ji nee na moom yëg na lu bëri de waa ji nee na moom xamee na lu bëri de xam na fan la gaa yi nekk xam na ñan lañu xam nañu fu ñu nekk kaaw Macky seen force obscure bi ngeen nekk di wax noonu terroriste yooyu ngeen di wër noonu capitaine Kébé toog na ci plateau de télé mu jàkkaarloo ak Maïmouna Faye Ndour nee na xam na fan la ñu nekk xam na ñan lañu xam na lan ak lan ak lan dem leen ngeen woo kon ñun dañoo bëgg a xam ñan ñooy terroriste yi bu dugg suñu biir dëkk ndaxte ñun dàbba lañ bëgg. capitaine Dieye kay capitaine Dieye maa ngi jéggalu may naan capitaine Kébé capitaine Dieye maa ngi jéggalu sama jëkkër moo ma perturbé parce que dafa ñëw muy jooy nee na daa liw. Prends-moi dans tes bras, j'ai froid. Capitaine Dieye maa ngi jéggalu xam nga weekend bi sama kër ji nii la mu ñëw j'ai froid kay mais tout le monde est en train de rigoler là tu es en train de gâcher mon direct prochaine fois je te jette dehors tu vas attendre dehors jusqu'à ce que je termine de faire mon direct. Ah, tu es en train de dire que j'ai froid là et maintenant tout le monde, et les gens ils sont en train de demander que j'aille te réchauffer. Gars yi maa ngi jéggalu da ngay nekk si affaire yi sérieux billaay mu am ko jóge fële ñëw soo phase am na lépp am na mu jóge fële ñëw ñëma jël ma si sa loxo bi doo ma jël si sa loxo bi doo ma xottu dama sedd. Aïda sa nit kaa ngi provoqué encore de Aïda ba narda nel Pedro mu bàyyi ma de ton ami est en train encore de me provoquer aujourd'hui il va dormir sur le canapé ah léegi mi ngi ne la di togg ndeysaan léegi Kaaw Macky lay waxal le président lay waxal président de la république li ma leen di wax nii c'est très important ngeen jéggal ma ci coupure de pub yooyu baax na ci ñi ree tuuti parce que il faut pas tout le temps qu'on soit dans ñuy dramatiser di nekk dans les drames tout le temps il faut ñuy bàyyi ko tuuti c'est bien que Pedro ñëw di ma waxu dinaa ko kii ah non duma ko jël léegi t'inquiète dafa doon day ruube rek xam na ne duma ko jël seen kanam di ko defaral câlin kii fan laa ko mën a fabee fii di ko téye yàq na sama laay bi bindaay tubaab du nit waay xam nga bu dee nit ku ñuul la boo ko xoolee ci bët mu comprendre mi ngi ñëw mu taxaw fii def na manière yi faalew ma ko mais fa nekk mu wax ba yéen ngeen comprendre ah donc capitaine Guèye man waa ji depuis le premier jour bi ma gisee kanamam ma dëgg déclaration mooy baanaam bi ma génnee def déclaration bu rëy boobu ba gars yi arrêté ko nii ñu commencé solidaire ak moom man xam ngeen dëgg ngeen ma fii ma live ci ñëpp ba ma des capitaine Dieye d'habitude man bu ma déggee benn affaire dama ciy génn ma wax mais j'ai pris mon temps j'ai analysé ma jàngaw nit ki je l'ai suivi dans les différentes directs yi mu doon def sur les différents plateaux quelque chose me dit que de ne pas avoir confiance à ce gars là na ma jéggal na capitaine Dieye man pour nga convaincre ma wax ci yow lu positif bés boo commencé wax lu positif parce que bi ma la déggee nga génn di commencé di wax ba léegi yow tu n'es pas tenu dans le secret yow même armée bi nga dem noonu t'as trahi le corps armé te ñi la gën a métti la rek ñoo fa des yaa gën a xam ni que ne armée que ça soit la police gendarmerie militaires yi ils sont tenus au secret professionnel ñi ngi dund lu métti ñi la fa jiitu ak yow ñi ngi fa fekk ak ñi ngi fa bàyyi ñoo fa nekk yow ñi la fa jiitu ak yow ñoo fa fekk ak yow ñi la fa fekk rek ñoo fa nekk ñi nga dund lu métti ci différents corps yi déggoo leen ñu toog fenn déserté ba pare nekk fi di yàq ils sont tenus à ce secret là dañuy deeyal ak moom dafa mel ni ku dem dugg lël bu mag
lël mu génn di joxe ay information ci biir lël bi cela veut dire que ni respecté wul la voix des sages dans ces boîtes différentes boîtes sacrées muy góor muy jigéen ñun bokk en Casamance muy góor muy jigéen tu sors de ces boîtes sacrées là en tant que femme ou homme tu es tenu au secret de cette boîte sacrée boo ko defee du la jig capitaine Dieye bi nga génnee armée ba léegi yaa ngi wax t'as fait tout le tour des plateaux t'as été chez Idi jóge nga chez Idi au début c'était avec Ousmane Sonko non c'est pas Ousmane Sonko nga ànd nga ak ñeneen ñi dem nga fa atterrir ci Idrissa Seck actuellement on sait même pas avec qui tu es yaa ngi wax rek pour aller atterrir sur un plateau de télé nga wax lu rëy lu toll noonu ñi seetaan la nga toog tranquillement yow adduna bi fu mu toll ngay wax lu rëy loolu yow yaa xam nii ñu bon ñooñu nga ne ñu ngi ci biir dëkk bi yow xam nga dégg ngeen Kaamaki yaa ak sa ministre de l'intérieur di Félix Dione ak sa ministre de justice ak sa procureur terroristes yi ngeen di wër ci diaspora bi ak ci sénégalais yi ngeen di arrêté noonu di leen yóbbu prison ñooñu du ñu ay terroristes de jàpp leen capitaine Dieye ngeen yóbbu ko mu dem woon leen moom ñooñu noonu muy wax noonu que di xam na leen fan la ñu nekk gis na leen xawma dëgg na parce que mi ngi joxe information yi dem leen encore ci vidéo yi ngeen déglu waat ngeen dem cueillir sa gaalaa ngeen yóbbu ko mu dem mu indil leen preuve yi leer yi nañ parce que ñun suñu Sénégal ku mel ni capitaine Dieye yii du ñu toog ñii seetaan ñu koy taal bu dee lu muy wax noonu tamit yéen a ko wax loo dafa ànd ak yéen ci wax bi parce que bi mu ko waxee ba léegi man maa ngi toog di déglu bëggoon naa génn le même jour wax ak moom mais dama doon toog bu xool ndax état ba aller réagir sur la sortie de ce gars-là de capitaine Dieye là ma gis ni que jusqu'à présent dégguma le mot capitaine Dieye fenn dégguma ko fenn kii lu mu wax dafa rëy Antoine Diome génnam bi lu mu wax sax dafa tuuti ministre des affaires étrangères di Aïssatou Tall li mu wax dafa tuuti Idi Sakal kii Seck li mu wax dafa tuuti capitaine Dieye lu mu wax moo gën a garaaw li ñëpp wax donc capitaine Dieye laa bëgg ngeen dem ngeen laaj ko ngeen mun wax leen fan la gisee ñooñu comme nee na moom xam na ci gis na xam na am na ci lu ko leer ngeen woo ko mu ñëw may mën a nduur dama lay laaj sa rongoñu yooyu nga doon tuur yaa capitaine ñan koo leen doon jooyat capitaine Dieye lu mu wax noonu que nag ñoom 300 xaw ma combien de francs la ñuy lekk par jour moom moo la doon jooyloo comprendre ma dama bëgg a xam lan moo lay jooyloo yow ñaata nit ñoo jaar ci sa plateau de télé yooyu dund lu métti tuur loo longoñ yow en tant que jigéen say moromi jigéen yi ñàkk seen doom lu toll fukki bakkan ak ñeent ñi rot ci diggante bii bu ko ëpplee tuuroo ci rongoñ may mën a Ndour Faye ay doomi sénégalais ci seen deret tuuru ñi dagg seen loxo seen cër yi sa rongoñu tuuru doomi jàmbur yi di dugg ci dans les différentes di braver ay xale yu ndaw di braver le danger di dugg ci dans les différentes magasins yi ñuy yàq pour dem uti li ñuy lekk xooloo image yooyu nga jooy doomi jàmbur yi ñuy jàpp dans les différents endroits yóbbu leen dem dugal leen kaso taxulaa jooy de sénégalais yi ñàkk seen liggéey taxulaa jooy de capitaine bu nekkoon ci armée am salaire am ñu affecté ko un peu partout mu doon xaar ñi ko doon mu doon xaar ñi koy yekk ñi koy toggal misu añ reer ndekki ak ñoom côtelette gisu ko mu génn ñoo toog sa plateau de télé di bàyyeeku yow nga ne yow sentiment daf la émuloo quoi li mu dund noonu ci dangaa bëgg a xam dangaa bëgg a jooy rek may mën a nduur damaa bëgg nga dugg dans les différents corps demal nga def journée lëmm nga ànd ak les policiers là qui descendent les policiers qui sont affectés sur la route là qui font les routes là policiers yi di taxaw sur les différentes routes là ci des différents checkpoints là demal nga taxaw ak ñoom ci tali bi di nga am li ngay jooy di nga gis policier bu xëy depuis ci suba 8 heures ba 17 heures ci ngoon à part ndox bu sedd añ bu normal sa def ko jaarul ci gémmiñam di nga def gendarme bu yeewu nekk ci tali bi depuis ci suba ba ngoon lay soog a lekk benn repas lay lekk ndekki bu mu ndëkkee këram wala bu mu ndëkkee ci caserne bi mu génn mu dem taxaw ci tali bi ba reer mu lay reeraat li mu war a añee moom lay reeree bu boobaa di nga am looy jooy ñaata yoon ngay romb ay gendarme ak ay policier ci kaw tali ñu sol ay tenues yu xotteeku yaa gën a xam ni que ne l'armée la policier muy gendarme muy militaire duñ leen di jox ay moyens bu ñuy solo lu rafet 4 avril ba 4 avril moo jot ñu jox leen ay tenues
ñu sol ko défilé bi bu jeexee jeex na bu sa tenue xotteekoo yooyu yaay génnee sa xaalis nga dem Colobane nga dem nga jënd say ram jees bu ñu décollé yaa koy dem jënd sa tenue bu xotteekoo yaa koy dem jënd wala nga ñaan sa mbokk mu jàppale la nga jënd ko wala nga génnee ko ci sa salaire bu misérable boobu ñu lay jox encore nga génneewaat encore xaalis foofu nga dem jëndal ko sa bopp bu dee da ngaa bëgg rek li ngay jooy demal nga dem dugg ci différentes casernes yi policiers yi gendarme yi ah militaires yi di nga am looy jooy demal dans les différents hôpitaux yi nekk biir Dakar di nga am looy jooy demal dans les différentes banlieues là nga dugg dans les différents quartiers di nga am looy jooy bu dee dugal sa biir oto nga def le tour de Dakar nga xool les différentes talibé yi nekk ci kaw tali bi di fanaan dans les différentes vérandas là xale yi ndaw yi amul sa 10 ans di nga am looy jooy li ngay jooy rek la di chaque jour yaa ngi romb ay sirmaxa ay nit yoo xamante ni que ne dañoo handicapé ay laago ay handicapé yoo xamante ni que ne ay loxo dañuy direeku ñii dañuy bërëngu jooyoo ñooñu ngay ñëw di jooy un capitaine qui a décidé kenn forcé wu ko mu dem dugg armée celui qui a choisi son métier dem dugg armée ok mu am ci salaire ñi koy affecté dans les différentes zones mu fekk fa baayam ci biir armée boobu kooku muñ lu gën a garaaw moom lu mu muñ ah ba tax na moom loolu neex ko mu dem dugg ci armée boobu ñi affecté ko un peu partout mu doon xaar ñi di ko doon yekkal ay misu chaque jour ñu yekkal ko ay ñoom ay lekk lu mu fekk moromam baayam lekk ko ba moom mu juddoo ci ba toll lu mu toll noonu ba tax na mu naw métier boobu mu dem dugg foofu moom la dem fekk ci biir armée boobu moom la commencé lekk mu génn mu gedd donc moom du góor kii du góor genre nit ñi mel nii kenn mënu leen jox dëkk capitaine Dieye pour laaye sa kenn war ko mun a dënk waxatuma la dëkk kan mooy votel kii planton sax est-ce que war na koo mun a doon ci biir Sénégal koo xamante ne que ne moom fu neex rek la bëgg fu tooy rek yi moom ñemewul lu diis ñemewul lu métti Casamance li fa nekk te yow nga xam ko génnal nga wax ko Casamance yi parce que ñun dañoo juddoo ba ñu toll 46 ans xamuñu ba léegi lan moo tax Casamance am problème bii comme yow nga ne xam nga conflit bu am Casamance waroon na jeex yàgg na génnal nga wax waa Casamance yi lan moo xew Casamance parce que da nga laal dossier yu bëri ñëpp ne fekk ñi lay seetaan man dama bëgg man doomi Casamance laa te doomi Casamance pire laa sama juróomi ñaari maam yi Casamance lañ leen suul capitaine Dieye man damaa bëgg nga wax ñu man bëgg naa xam lan moo nekk Casamance te yow nga xam ko ba tax na yow nga démissionné bi ñu la affecté Casamance nga gis li fa nekk nga xam li nekk ci dossier Casamance mu pousse la nga démissionné génnal nga wax ko doomi Casamance yi nga xam ko ñun dañ koo bëgg xam bu baax ñun ko xamee ñooy jël suñu décision bopp saafal ko suñu bopp ñun ñoo koy saafaral suñu bopp loolu do c'est pas un capitaine qui a démissionné qui va nous régler ce problème là c'est nous les enfants les dignes fils de la Casamance qui vont le régler yéen waa Casamance yi yéen a ngi dëgg capitaine di mbuboo Casamance di mbuboo conflit Casamance li doomi Casamance yi di dund mu ñoo toog sur les différents plateaux de télé di mbuboo Casamance pour justifier génn ba mu déserté l'armée. Il veut se lancer dans le monde politique parce qu'il s'est dit que comme l'armée n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait, dem na ay mission dem na fu ne amul lu mu bëgg léegi lenn rek la politique Sénégal la ngay dugg lundi mardi nga doon milliardaire mu ne xaaral ma bàyyi armée ma démissionné dugg ci politique. comme sénégalais yi bëgg na gaaw nañu di jàppale doomi Sénégal doomi aadama di am yërmande ci doomi aadama bàyyi ma jël leen en otage gëmloo leen sama programme. Début bi tout le monde est tombé dans son jeu on a commencé à compatir ñu dem ba ci biir ñi gis ni que ni change tout le temps de version il change tout le temps de version kenn xamul moom mooy kan exactement qu'est-ce qu'il veut si lañ ko bàyyi le gars là s'il a un problème mission yi mu doon dem noonu dafa am li mu gis mu tiit parce que suñu àll Casamance yooyu foog nga doon góor yàlla dëggantaan pour ñu yónnee la foofu mission nga jóge foofu nga ñëw nga intégrer ci sa bopp Casamance laa la wax Casamance laa la wax waxuma la sa àll bi doxantu rek ci quartier Casamance yi ci biir dëkk bi sax ville yi sax li ngay gis waxatuma la bu ñu la yóbbee ca àll yi nga dugg ca àll yooyu ñu affecté la fa nga def fa des années nga jóge foofu nga ñëw sa bopp bi normal il faut nga doon laajal ñuy dugg dans les boîtes sacrées doomi Casamance yi boo gisee ñun ñuy dugg boîte sacrée ngay góor ngay jigéen ñi lay yóbbu boîte sacrée c'est à cause de ça sa bopp bi sa yuur yi dëgërut boo amul dara dantaa kabe sala Casamance bu nangoo dem Casamance nga dem Casamance góoru dëggantaan mooy résister Casamance boo doon lay góor dëggantaan amoo dara sa yuur yi moom day gaaw a flanché doo yàgg Casamance da ngay daw yow dañ laa yóbbu Casamance fa lañ la won ni que rek dangaa dugg Casamance nga wone sa ñàkk ngóore bi nga daw dem nga toog ci plateau yi ngay bàyyeeku yow dangaa tiit di wax
yow li ngay wax ni teyoo ko de da ngaa tiit xam nga ku tiit day wax rek da ngaa tiit di wax instant bi lu leer rek da nga koy jaawal ak lumière yi nga doon flash yooyu nga la doon li nga doon gis noonu dans les différents checkpoints yi nga doon yi nga nekkoon ci biir Casamance ngay gis moo lay wax loo yow gisoo dara dëggoo dara xamoo dara da ngay fen di uti buzz ak sa complice boobu di may mun a duul fay toog ak rongoñam seytaane yooyu seen jooy yooyu na dëju ci seen bopp yooyu seen kanam yi bon ak seen kanam yi bon ba pare manque de galanterie bi nga doon yow doo gentleman imbécile bu mel ni yow nga toog sur un plateau de télé nga toog ak jigéen kooku am lu mu yëg ci yaramam ngir sa jaar-jaar muy jooy nga génnee musuwaar wala que nga génnee musuwaar bi jox ko nga jël musuwaar bi yow nga doon fompay sa rongoñ ku mënut a jël musuwaar sa jël musuwaar paas ko jigéen fompal ko rongoñam nga waroon a mën a jóg sa fauteuil jël sa musuwaar dem di ko fompal rongoñam defoo ko te yow yaa tax mu jooy nee na yow affaire moo tax mu doon jooy yow da ngaa génne sa musuwaar nga toog fi nga toog nga génnee si lu ne teg fomp sa rongoñ ba mu set nga jaaxal ak moom continuer di yow nga koy seetaan nga ne yow góor nga yow doo góor ku mënut a fompal jigéen rongoñam ci plateau de télé kooku soxlawuñu ko ci dara yow planton sa ci quartier sa soxlawuñu la chef de quartier sa bëgguñu la man de bëgguma la li nga xam ci Casamance nag bëgg naa na nga wax ma lan nga gis suñu àll yooyu lan moo la feeñu dëgg taan génnal nga wax nit ñi dëkk dëgg bi lan nga def Casamance ba tax na nga daw génnal nga wax ko génnal nga wax ko parce que yaa ngi joxe ay tur dëkk te dëkk yooyu yëpp ñëpp xam nañu que ne ces côté là c'est des endroits sacrés boo fa demee boo setee dara du la dal boo fa demee boo setul nag di nga flanché wu di nga gis looy warut a gis di nga dëgg ay baat yi ñoo warut a gis di nga warut a dëgg di nga gis sa garab taxaw sa kanam nga jaawale ko kay doomi aadama yow loolu la dal da ngaa tiit parce que setoo li la dugal armée ak li la dugaloon armée ci départ bi ak bi nga duggee armée li ñu ci doon def moo bokkut c'est pas ay 300 francs ñi ñuy joxe noonu wala 1400 yi leen dégloon après ñu koy wàññi moo taxoon non 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 tu n'es pas honnête tu as porté ce truc là ce tenue la militaire là pour après cracher dessus tu as déshonoré l'armée yow dañu waroon a jël ñu dugal la ci guerre bi denc la fa ñu jël la yóbbu la dans les différentes camps militaires yi nga fay dem di raxas bool nga nekk ci waañ bi ñu lay togguloo di la yëngal loo ay mbana loolu lañ la war a def parce que yow ku réew nga dañ la war a yóbbu correctionnel lañ la war a yóbbu noq la dóor si sa taati wow yooyu mel ni ndaamaraas dóor ko ba mu wow koŋ mu gën a wow ba mel ni daakande yi di jóge Mali salopard bu mën a dëgg tey nga toog ci plateau de télé ngay muboo suñu Casamance boobu di génnee ay rongo ñi yaag sa seytaane journaliste yooyu dinaa la ñëw yéeg duma la wàcca musuma laa laayval dinaa la jëlal temps ma laayval la ma bëggatu koo tëj fenn man xam ngeen lu ma jaaxal Sénégal lu muy yëngatu nii yëpp doomi Sénégal yi dee surtout doomi Casamance yi dee dégguma tonton Robert Sagna dégguma Famara Ibrahima Sagna dégguma Baldem monsieur le maire de Ziguinchor dégguma Mamadou Lamine Keita monsieur le maire de Bignona dégguma monsieur Atepa Goudiaby bu Bayla sénégalais waa Casamance yi wala man wala génn nañ man yëguma ko ah doo leen ma jàppale kan moo ji tonton Robert mu romb la fani ci benn plateau de télé wala ngeen dëgg benn audio buy traîner yónnee leen ma ko waaye bëgg naa dëgg baatam gëj naa ko dëgg trop dëgguma tonton Robert Sagna mente mes na ma mu ne may na tunoor boo si ñu ñëw ci Balde na tunoor boo si ñu ñëw ci tonton Famara Ibrahima Famara Goudiaby na tunoor boo si ñu ñëw ci tonton Landing Savané tunoor boo si Atepa Goudiaby tunoor boo si Lamine Keita na laa ñaar tunoor boo si lan mooy seen problème am na dëkk baa ngi jaxasoo Casamance jaxasoo na xale yi rey nañ leen manifestation partout ñëpp a génn wax yéen daal yéen a ngi mel ni que ni bokku leen ci carte yi bu ñu leen dessiné woon ci carte instant bii defe naa doo leen bokkati dañ leen di effacé man de gisaguma leen de dëgguma leen tonton Landing Savané mais mooy de tonton Atepa Goudiaby jamuti de tonton Famara Sagna mais mooy de tonton Robert Sagna jamuti de Alpha kii Balde nanaani ma de Mamadou Lamine Keita mais mooy de mu nekk ta
mu nekk ta tukut ku yeer day na waar de Sénégal a ngi lekk Casamance ngi noonu ñu bëm foofu ay doom kenn déggu leen di discours di dara génn leen ngeen wax da ngeen ragal ngeen wax ñi dem saisir seen millions yi ak seen kër yi te ngeen wax ñi saisir seen millions yi seen kër yi ngeen dellu dem toog ci seen kër pajaas yooyu xëy naa bu ñu saisir seen millions yi ak seen compte en banque yi ak seen kër yi ngeen am noor di ngeen dellu dem defaraat seen kër yi fi ngeen sokkee koo Casamance bu boobaa ñun Casamance dinañu gis suñu bopp ci seen tur yi ngeen jël Casamance tur Casamance yi defaree ko seen adduna defaree ko seen compte en banque seen doom yi seen abari doom yi bu ñuy rey doomi Casamance yooyu kenn du leen dëgg Casamance bu ñu nekkee ci problème kenn du leen dëgg bu ñuy yàq deru Casamance yi yéen mi ngeen xamante ne yéen a war a mën a représenté yéen a représenté Casamance yi kenn du leen dëgg fenn capitaine Dieye ngi noonu di yàq deru Casamance nee na xam na li xew Casamance te ñun ñu bëgg réponse depuis combien d'années kenn joxuñu réponse moom nekkate mi ngi toog moom capitaine bu dëmb juddoo dëmb nee na am na réponse ba léegi kenn génnul ngeen laaj ko réponse bi deful leen dara luy tax mu génn mu wax ngeen ne noppi Casamance woo ndeysaan ñun lan la ñuy def pour mériter doomi Casamance yi mel nii ñoom Landing Savané ñoom Atepa Goudiaby ñoom Famara Ibrahima Sagna ñoom Lamine Keita ñoom Balde ñoom Robert Sagna on a fait quoi pour mériter ces gens-là on a fait quoi Casamance on a fait quoi nga mu nekkee waanu kaanam kon men wadi allahu akbar gars yi dama leen di ñëw bay parce que on va passer à table pas longtemps fu ma koy tëjee dëmb ndeysaan ndekete dafa am benn laay bu amoon mu am benn xale bu góor bu ñuy naan naka Ndour xaw ma Mbour Ablaye la tudd xaw ma Ablaye Ndour xaw ma nee na Ziguinchor la dëkk moom xam na ma en 98 man damaa jur doom rey doom boobu sandi ko ci caniveau Ziguinchor yi ba ñu ñëw ñu jàpp ma moom gendarmerie bu neema bi bu ñu may ñëw jàpp moom mi ngi taxaw ci balcon de mu gis ma ñu jàpp ma di ma yóbbu góor ji sant Ndour pourtant gouvernement dëkkuma Ziguinchor Bignona laa dëkk boo ñëwee ba Bignona quartier bi ñuy naan Bassène près de la grande mosquée de Bignona man foofu laa dëkk après si laa jëlal sama yaay kër Satado mu dëkk Satado 98 boobu ngay wax noonu boobu maa ngi fii Europe 3 mois laa day def fii ma dem def fi 3 mois Sénégal ñëw fii def fi 3 mois defe naa bu ma demee ba ma biir ci diggante bi dama yore jëkkër wala que ma dem di génnee biir boobu Sénégal di sandi xale boobu ci caniveau bi am naa jëkkër te nasaraan la duma dugg ci différentes cliniques yi fii moo xam Normandie la fi ma dëkkoon noonu ma dem dugg ci hôpital yi ñu hospitalisé ma ne damaa bëgg nga defaral ma curettage bëgg ma denc sama doom bëgg ma denc grossesse bi ñu génnee grossesse bi loolu dan moo ci nekk 98 boobu man maa ngi tukki di dem di ñëw di def 3 mois Sénégal 3 mois fii su ma demee ba dara desul lu dul ëmb nar koo dem yàq sandi ko ci dans les différents caniveaux de Ziguinchor la te ma am opportunité boobu maa ngi tukki maa ngi fii yore samay nationalité du ma dem ma dugg ci benn clinique ñu génneel ma ko rek hôpital fii ñu génneel ma ko jàmm ne ñooy fekk kenn du ma téye di ma yóbbu brigade wala di may yàq deru sama mbokk yi wala di yàq sama der gis nga yenn fen yi dafa baaxut te genre fen yi moo taal Sénégal yow boo nee yow taalibe murit nga yow yaay vrai Baay Faal ñii dugg sama page di ma ñëw déglu ñooñu di ñu ay Baay Faal yow doo Baay Faal parce que Baay Faal du fen yow taalibe murit tigi du sosal nit du fenal nit yow xamuloo ma nga ne man tegalaa Cap Skirring jëlal sama photo nga dem doxantu may naa la comme yow téye de Ziguinchor jëlal sama photo nga dugg Cap Skirring bu ci amee kenn ku la nee ni que ne moom xam na ma ci benn boutique sax boutique Cap Skirring yi ma toog ma dugg fa jënd fa tàngal sax mocc ko kaay nga indil ma preuve bi nga tegal ko sénégalais yi ci biir Facebook bi ñu gis ko ragal leen yàlla bu leen ragal doomi aadama mais ragal leen yàlla tooñ nga ma ba fa tooñ yem 98 amoon naa opportunité yoroon millions yi dul jeex demal baata renseigné 98 may wàccee ay conteneur di jaay lu ma neex impôt export laa doon def yore millions yi dul jeex dégluwaat ma
yore ay 7 places yi di daw Bignona Ziguinchor Bignona Dakar Bignona Siliti Gambie mel nu ma neex merci chérie. Y a pas de sauce. Ya moom comme c'est moi qui fais régime. ragal leen yàlla s'il vous plaît s'il te plaît s'il te plaît. ragal leen yàlla nit ki man mun naa comprendre neexuma la du ma la saaga mun naa comprendre neexuma la mun naa comprendre bëggoo ma mun naa comprendre que ni nga am dëgg-dëgg ñu ne la damaa wax lii ci sëriñ am nga sama sama numéro page bii mi ngi fii comme xam nga ma ba nga xam sama tur xam ni que ne man mosoon naa dëkk Ziguinchor ba jur fa doom xoolal ma fen yi mel noonu asalem neema man mosuma dëkk asalem neema daanoon naa ko fréquenté bi ma doon dem Sénégal bi ma nekkee Bignona bul fa tekk ne Bignona Ziguinchor c'est 30 kilomètres te ma am naa fa ay mbokk est-ce que jaawaloo la ma 98 déedéet boobu maa ngi mel ni tàngal bant mel nu ma neex xaaja gudd boo ma yeewee millions yi day daw man du ma yore teranga boobu yàlla mayoon ma en année boobu 98 may dem di ñëw yàlla jox ma opportunité ba nga xamante ni que ni joxu ko woon ñu bëri ci jamono yooyu 98 may dem di ñëw ça fait plus de 20 ans et quelques may dem di ñëw yore loolu ak loolu ma ëmb ci diggante bi xalaatuma dara xanaa Bignona sax bi ma dëkk rek Bignona Bassène rek ko xam Bignona foofu yëpp ak ay faro lay feneen la ma bàyyi caniveau Bignona yi ma bàyyi àll Bignona yi faro Bignona yi ma dem ba Ziguinchor di fa dem di wasin di sandi doom bi ci ay caniveau ragal leen yàlla ma dëgg nga demee dañ maa tëj 2 ans xëy naa dag maa yénnee kaso man mosumaa dugg kaso man ay nit ñooy jël sama marchandise ma dem ma porter leen plainte ñu convoqué leen ñu ñëw mujj bi sax dama leen di bàyyi ñu dem man mosumaa dugg kaso merci musuma dugg kaso nga dem dugg ci live kooku ku may bañ a tudd turam ngay yàq der ngay naan Fatoumata Dansoxo kooku 1998 coupe xaw ma coupe lan bi mu amee 98 yow boobu ngeen noonu man maa ngi toog fii biir Europe di lekk yu neex di naan yu neex yow nga taxaw ci sa balcon Sénégal à 40 degré naaj bi di la lakk ngay lekk jàppet yooyu ñuy jaay yiy jóge ci Marseille si suñu deq yooyu man may lekk fii baax may dugg avion première classe di dem di ñëw may dugal ay conteneur ay pneu Michelin pas ay pneu yi ñuy forni ci ay mbalit di dugal ay frigo ay matelas ay affaires yu baax ma koy yóbbu Sénégal man j'en fais partie des premières femmes yi dugal conteneur yóbbu ko dama laaj ma femme jabaru Ousmane Ngom ancien ministre jamono Abdou Diouf Ablaye Wade astafurlah moom moo représenté woon global partenariat ñi doon liggéey ñoo bokkoon benn plateforme doon liggéey conteneur yi bàyyi leen fenn te nga ragal yàlla subhanallah man biñ ma waxee loolu dama tiit Marche. oui je mange après laisse-moi je vais terminer bàyyi leen ragal leen yàlla man nangu naa man du man mun xam naa mënumaa neex ñëpp xam naa ni du ñëpp ma bëgg loolu man xam naa ko j'en suis conscient man xawma la moo waral mënu ma wax dara ci yow xam naa ne que ne Ndour nga sant xaw ma Ablaye Ndour xaw ma fan nga dëkk ci biir sa Ziguinchor j'avais des clients parce que benn boutique bi ñuy naan NAN Gambie daanoon naa dem jëli marchandise foofu di ko ñoo jaay Ziguinchor gis nga seen 54 boobu daanoon naa fa jaay Ziguinchor xam nga fan laa dëkkoon moo ko bëggoon a xam sama kër bajjan laa dëkkoon madame Gassama te muy liggéey tribunal di greffière këram laa dëkkoon yaa ngi dëgg mooy rond point Belali foofu laa dëkkoon wetu rond point Belali foofu laa dëkkoon c'est madame Gassama naay nee ma yooyu affaire yooyu xarit yi ñu amoon de gauche à droite xam nga laa doon dem di seeti yooyu te boobu temps xale laa woon jamono boobu sa xaw ma sa góor ba may naan damay dem di taxawaalu di naan damay dem di ëmb ba may naan di génnee ay biir da ngeen di ragal yàlla dama la ko ñaan te lii nga def nii baalu ma la ko yow il faut nga jël sama numéro téléphone nga woomam ne ma faa man maa duggoon ci live diw doon yàq sa der te xawma la baalu ma ak defoo ko baalu ma la ak àdduna àllaaxira parce que lii yàq der la boo waxee ñu ne bul tontu ne te justifie pas mais parfois ça vaut le coup parce que seen fen yi genre Adji Sarr yi nu mu amee ci ay jigéen noonu la amee ci ay góor man góor yi fen yi nekk ci góor ñi
moma jaaxal Adji Sarr sax mi ngeen di gis ni ay góor ñoo togg fenn yi ñi jël ko def solol ko xale bi ñoko tek ci kanam bés bu demee ba dëgg feeñ di ngeen gis ni que ni góor yi ñoo gën a bëri di ki jigéen ñi nekk ci ginnaaw Adji Sarr jaaru góor yi mel noonu nag ñoo nekk ci biir Facebook bi buñ la bañee daal live yi la ñuy bañ yow li nga bañ ci man moom nga nekk ci live bi nga dugg noonu kooku noonu nga dem dugg ci live am di ko doon tàgg moom lu raw loolu nga fekk ci moom kooku lu muy génnee ci jëmeñam ci ay lu bon ci lu xasaw ci lu yàlla bëggut yonente bi bëggut kooku buñ ko tegee ñi teg ma suñu kër maam yooyu suñu sëriñ yooyu man la ñuy nekkal nga ne maa Kaliphone ñoo toog di doon diingat sëriñ di doon wax leneen ak leneen doo bi la doon bàyyi fen loolu fan la amee loolu fan la am man li ma war a wax sama page laay taal sama connexion laay dugg fii sama page moo toog fii ma wax ko ñëpp dëgg ko mu neex nit mu naqari nit mais sa fen yi rëy yooyu demal garage Ziguinchor nga laajte am na benn coxeur bu fa nekk ñu koy naan Kéba kooku bokkoon na ci koo xamante ne moo ma daan jàppale samay auto yi sama 7 places yi doon jóge Ziguinchor di doon def Bignona Ziguinchor Bignona Dakar 98 yooyu ngay wax man maa ngi yoroon samay 7 places may dawal ma yoroon loolu nekkoon si samay olala di yéeg di wàcc chaque 3 mois maa ngi Sénégal chaque 3 mois maa ngi bitim réew fii tal naa leneen lu dul di jur di ko sànni ca ay caniveau man ñetti bant la ma yàlla may ay doom yu góor su ma ca amoon keneen ak keneen du ma ko jur di ko sànni dama koy jël bàyyi leen fen bi bàyyi leen fen musuma dëkk Neema amoon naa fa ay nit yi ma xam ñi dëkkoon côté Neema parce que dama daan jaay prêt à porter mais musuma dëkk foofu man musuma ëmb Sénégal ba ne dama koy génnee doomi ma ëmb Sénégal dama kaa wusin ñu njënte ko jour boobu quartier bi ñëpp génn ñoo wuy si ma arrêtez de mentir boo leen di fen doo leen di nooyi ma dëgg la nga ne yow taalibe nga ne yow taalibe murit nga yow murit c'est-à-dire pire nga en tant que un taalibe buy woote murit c'est-à-dire pire ñoo mu ne di fen duul yi métti yooyu ma dëgg keneen ki tamit di fen ku jigéen ko ku dof bi nee na man sama yaay xaw ma lan man sama yaay 87 ans la am sam papa bu muy gaañu àdduna 64 ans la am man sam papa bu muy gaañu bu muy génn àdduna 64 ans la am il est né en 1926 sama yaay tal na leneen lu dul nekk di naan des politique yéen a ngi dëgg exactement Victor exactement Kéba Ziguinchor garage Ziguinchor la nekk sama waay la ndeysaan sama best waay saa bu ma demee Bignona damay def tout ba dem berk ko garage Ziguinchor parce que jamono yooyu sama chauffeur yi comme xamoon nañ ne que ne du may toog maa ngi diggante Sénégal ak fii sama jëkkër mënu leen contrôler déggul lakk bi di dëggante ak ñoom di ñuy andi ay versement tout le temps ñi koy mettre sur le dos des gendarmes ak policiers yi leen di arrêté ñuy lekk xaalis bi léegi ma mettre leen Kéba man maa ak moom ñu teg suñuy affaire mu doon contrôler auto yi grand bu baax 98 man ba 2007 maa ngi yoroon sama entreprise yi may liggéey xaalis bu weex tàll. wil ik wel wat. Fatou, ik wil pommes sur le pomme. Non, laisse mon assiette, après je vais manger. Je termine d'abord. Ok? Donne-moi. Da ngay toog da ngay seetaan nga seetaan finalement tu te dis que c'est de l'acharnement pur et simple, c'est de la méchanceté. Parce que man nangu naa nit ne Fatou xam naa la man ku ma xam sama liggéey yi nga ma mee sama différente amoon naa ay vulgarisateurs yi nekk Ziguinchor ak nekk Bignona ñu nekk côté Carrefour Diaroumé ñi ma daan ba Kafountine ñi doon ñëw di jënd pneu sama loxo ma leen doon livrer ay pneu di leen doon jaay ñi dem ba ñeneen yi commencé di ma passer ay commande de moteur de frigo ma da ko doon fii la ñu ñëwoon di lijjanti ay moteur de frigo di ko démonter dans les différentes cases ñu mettre loolu en place bi ñu demee ba ñu interdit moteur de frigo yi Gambie laa ko doon jëlee pour satisfaire la demande de la clientèle mais sinon ñun ay kii lañ doon jaay frigo
matelas yi bees ay pneu yi bees moom lañ daan yóbbu ak ay quelques pneus yoo xamante ni que ni usé wuñu noonu prise des prêt-à-porter ay dàll ay greffage ay parfum ay lunettes man yenn fen yi su ma leen déggee ngeen koy wax damay tiit Ziguinchor ku ma gis ma romb la ak sama oto banque BCEAO laa ñëw pour verser wala pour ñëw retirer xaalis ba crédit mutuel bu Bignona bi ñëw ma daal di ubbi tamit compte crédit mutuel bu Bignona en même temps yore compte BCEAO bu Ziguinchor may dem di ñëw pourquoi vous aimez mentir comme ça man dinaa jur di sandi Ousmane de nuy naa la bëree bëri jur di sandi man faa tal naa leneen du jur di sandi pourquoi may jur di sandi damaa xam doom boobu ndax moom may ñëw suur wala moom may ñëw toppatoo suba astafurlah surtout ci góor ngay fen di duul dugg ci live jàmbur pour wane que ni yow xaw ma ban façon nit nga ngay fen nii c'est grave ñu ne sama papa dafa doon politique sama ñi may ko sama yaay nangam nag déedéet sama yaay ak sama papa comme tout ak marle moo tax sama papa bu mu gaañee sama yaay bëggul benn góor donn ko sama rakk papa yi bëggul kenn donn ko ngir bëgg complicité bi mu amoon ak sama papa bëggul macha allah mi ngi ne la toog 87 ans la am ren te li ma leen wax moo fa nekk dama leen koy waxaat ngeen dégg ko musuma saaga kilifa diine musuma saaga sëriñ ndaxte gisuma boobu kilifa diine bu nekk Sénégal ak sëriñ bi nekk Sénégal ku mag sama yaay moo mag seen sëriñ yooyu sama yaay moo mag seen kilifa diine yooyu ngeen di wax sama yaay 87 ans la am te seen kilifa diine yi amaguñu 80 ans bés boo leen taalalee sama yaay connexion di ko saaga ngir seen kilifa diine yi dinaa leen taalal tamit même connexion yi si seen kilifa diine yi pour muy leer man sama yaay ku ko saaga ngir sa kilifa diine Abdou Diouf bi ma dëgg dëmb ngeen koy wax ngeen ne Abdou Diouf moo tax man ma dellu ginnaaw ci affaire de kilifa diine affaire yooyu ma Abdou Diouf musuma dëgg ma saaga kilifa diine Abdou Diouf man maa ko yéeg ma am fu ma jaar ak moom fu bon mu woo ma ñu waxtaan ci mu comprendre mu wàcc baalu ma ak ma baal ko parce que doomi aadama la nit bu la nee baalu ma comprendre ma ko noonu maa ngi jéggalu danga koy baal te bi ma baalee ba tey gisuma mu defaat leneen lu bokkut ak man lim ma wax te saa bu ba dem ba rek moo ci mujj laa dëggante ak moom daf maa woo jotuma bàyyil ma message bi ma jotee ci message bi ma woo ko jotuma ko ma bàyyi ko mu rappelé ma ñu waxtaan fi pendant plus de 1 heure de temps ma wax ko li ma xalaat Abdou Diouf musuma fontoo musuma manqué respect ma gis ko te bi ma ko jàppee ci sama manqué respect bi dama kaa diggaal ak moom ba mu xam ne que man la ko sëkkal mu ñëw wax ak man ma baal ko mu may dëgg bu baax ndaxte daf may seetaan ma sëkk ak moom jàmm. dama leen ne bés boo leen indee vidéo fi ma toog di saaga sëriñ saaguma Macky Sall saaguma ministre Macky Sall lay seen ndey dinaa ñëw di saaga seen sëriñ yi est-ce que loolu daa yen maanaa doo leen ragal yàlla ñee di dem di dugg sama biir ci live jàmbur man damaa jur doom sandi ko 98 jours coupe de lan xawma lan finalement on se pose la question bu ñu amee président buy jouer dictature di tuumaal ay nit ànd ak ay nitam ñuy tuumaal ay nit c'est noonu la dëkk boo xamante ni que ne 95% yi population yi fen rek la ñuy def fen rek charlatan kese que des fen ay fenkat njuujkat ah da indi sos rek fen duut monsieur waajooju sant Ndour te dugg ci live jigéen boobu dëmba nga wax say loolu noonu baalu ma la ko àdduna baalu ma la ko àllaaxira te bu ñu dee dinañ ko layoo ci kanam yàlla dangaa wax loo xamante ni que ne du dëgg tey du dëgg ëllëg te da ngay fen yoo nga ne nag maa xam te xamoo ma année yi ngay wax concordé wul man bu may tukki ak léegi du tey 89 laa xam Europe 31 ans laa dugg ci Europe man tubaab joxuma sama këyit ki ma bokkal ndey ak baay moo ma jox këyit première nationalité bi ma yore bu portugais bi la du bu français ni bu hollandais bàyyi leen fen boo leen xamulee ngeen laajte
jëlal sama numéro téléphone page bi nga woo ma ñu waxtaan nga wax ma yow fan nga ma xamee lu tax nga fen bu rëy bii te nga delluwaat ci page boobu bu beneen noonu te bu borom di live waat nga demaat encore ci page am nga dugg foofu nga ne ma Fatoumata maa ngi lay baalu ak dama laa jaawale wala dama doon fen boo ko defee du ma la baal ak du ma la baal ak tey du ma la baal ak ëllëg te yàlla dina ma àtteeg yow moo xam fii Europe bi nga nekk wala Sénégal baalu ma la ko du ma la ko baal ba ilaa yow mi diine parce que lii dafa ñaaw lii baaxut noonu la mën a bañee nit à ce point c'est quoi ça gars yi maa leen di bàyyi mon repas est en train de refroidir là comme je suis en plein régime donc ma tegal leen tuuti musique ñi tàggatoo donc tey waxtaan bi ma indi woon lii la woon tey ngeen jàppee ko noonu dinañu ñëwaat encore ci fan yi di ñëw dinaa indiwaat encore beneen thème ñu waxtaan ci mais man sama analyse bopp laa def après nag li si des tout le monde est libre de penser ce qu'il veut soyons encore vigilants et soyons solidaires vis-à-vis de nos frères les détenus là Macky Sall libère tous les détenus politiques yi nekk dans les différentes prisons du Sénégal les différentes prisons du Sénégal Macky Sall libère tous les détenus politiques Macky Sall bàyyil Sénégalais yi tranquille yi ngeen noot et puis commence à indemniser tous ces familles là ñi ñàkk seen doom yi ak ñi jël ay gaañu nga libéré doomi Sénégalais yi ñi ñibbi seen kër. gars yi ñu musique bon appétit gars yi. Casamance yo ya jukbe juk banu juk wonu musu juk Casamance ko batu ñene ko ni marani ko yirwa tolla jangirwa bida esu kusanu man ko yo Casamance jabu kanu babe ko le boli massa zon ruta kanu yo injeni ci massa allez banu mi woni ko massa uno kello jaake banu juk ubeke law manga kep babe baju fe law ri fu menkat mante fari fo law j'ai pas fini bon mon te jogi boy yexi ñu beral la merci Casamance yo ya jukbe juk banu juk wonu musu juk Casamance yo Casamance yo ya jukbe juk banu juk wonu musu juk Fulanu paka uzonde palle jiragon kanunai Onye bulu bekasa Ibi amu dana un verre d'eau Ate godi Ate godi Wow 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 Sip Jaku bejuk Baru juk Wanu mustu juk Prends les verres, bon. T'as de fecc. Merci. Wala mustu juk. Ñene nak yoni mbara ni taywa balla jam. Merci. Gilew. Digoro. Eba. Jak ak jum jak ha sip damay daje merci sama village Casa boy mo dak sa kon pauli uja panuma bu wala no ko kon suma sitemba sa suma dia ko rek no pompon Casamance yo ya jukbe juk banu juk wonu musu juk Casamance yo
Casa jom juk casa. Ay, ara nga yow. Sip. Ara nga yow. Sip. Non, sama jëkkër bi tey reeram bi neex na. Ah, c'est très bon. Ça a du goût, merci beaucoup. Gars yi fii laay yemale live bi. Reer bi neex na, il faut ma concentrer wu. Sama jëkkër bi tey moom ber na lo ah. Bii moom da kaa tànn. C'est très bon, ça a du goût. Allez gars yi, bon appétit à tout le monde et bon week-end. Ba fan yi inshallah jeeg la de mën naa jóg mën naa génn suba wala pourquoi pas ci kanam sax mën naa génnaat dama ko sentiree rek xagat lii daa neex nga toog góor toggal la sa reer yàkkal la ko sama assiette baa ngi nii blanc de poulet champignon pomme de terre sautée ak des œufs ak voilà des œufs durs champignons oui avec des ak kii bi man comme toujours j'aime bien manger tout ce qui est crudité là sinon duma mën a lekk ak sama chou rouge bi lii moom neex na ma trop donc gars yi di leen naan bon appétit à tout le monde à très bientôt damay résumé rek pata bi laay bañ allez foon naa leen bisous bye bye